Maya. waaw Momo. ñëwal ci bienfait wu ndiir yi. effectivement comme ni ma ko waxee woon tout à l'heure aujourd'hui dañuy waxtaanee ci ndiir ñu koy wax en français souchet wala ñu koy wax amande de terre donc mu nekk loo xam ne ñun dañu ko daan fooyee bi ñu nekkee xale di ko lekk comme friandise par contre ndekete bienfait yi xamuñu ko ndaxte sur le plan nutritionnel dafa riche en vitamines yi ci nekk kenn xamul nu mu toll donc dafa riche en oméga 3 dafa riche en vitamine E dafa riche en potassium ça se dit comme ça en magnésium en fer par contre tubaab bi dafa mel ni ñoom ñoo ñu gën a xam bienfait yi ndaxte ñoom dañoo ñëw jënd ko fii nii yóbbu ko seeni dëkk transformé ko ñëwaat fii duñu ko jaay donc soo demee ci dëkk bi ñu naan par exemple Valencia soo demee Espagne dafa am benn jus traditionnel boo xam dañ ko créé bu tudd horchata de chufa déjà soo ko déggee rek da nga yaakaar ne lu garaaw la alors que non lait de souchet dong la ndiir bii la ñu jël jus de ndiir lait de souchet nga xam ne écoute il suffit nga am sa ndiir am sa ndox def ko sa mixeur segg ko loolu ñoom lañ def seen boisson bu extra horchata de chufa déjà tur bi rek et puis ñu mettil tur bi nag boo demee ñu jaay la ko kaas bu cher non suñ ko indee am na nu muy demee nga dem supermarché on va te vendre ça très cher ñoom alors que jus de ndiir la te ndiir boobu fan lañ ko jëlee dañu ñëw fii ni Afrique jël ko yóbbu ko seen réew parce que ñoom xam nañ bienfait yi ci nekk xale da koy lekk mag da koy lekk jigéen comme góor déjà ñoom tubaab yi dañ koy transformer suñu demee mën nañ ko transformer en poudre mën nañ ko transformer en lait mën nañ ko transformer en huile dañu jël seen doom yi di leen ci defaral par exemple ay jus di leen ko defaral seen biscuit yi ñu koy lekk complément alimentaire la boo xam ne dafa am ay vitamines waaye moom moo wax bi bu mu neex ba nga fàtte Nafi mu ni ma doo laaj Maya ndax amul ndiir ñu yeey mi ngi ni ndiir baa ngi ni indaale naa ko donc bii mooy graine bi bii mooy poudre bi waaw raxas naa ko ba séché ko waaw ba tey bii mooy poudre bi oui donc ci laa jëm si donc mën na am na graine bi am na poudre bi am na lait bi mais am na également huile bi bu nekk ak li muy jariñ xam nga yëy bi des fois mën na metti mën na désagréable day metti xam nga dafa wow effectivement sa ngaami day metti micro bi oustaz li nga wax foofu muy génn. non oustaz du ma nga ne ko ndiir dafa laaj concentration bu métti. parce que yéey bi moo yàgg comme ça finition moom amul bànneex. moom ñaaraam yéey rek ak buus. ñoom daal xam naa buusu ko bu buusu. moom mën a boole yéey ak wan na. wala lay laaj pot ndox sa wet. mais man dama koy wan na nag. moo koy wan waaw en tout cas. donc ndiir du lépp ci baax déjà même lait de souchet bi lait de ndiir bi soo ko jëlee nga defar ko ba pare nga segg ko li ci nekk noonu kenn du ko sànni mën nga ko utiliser ci ay gâteau ci ay cookies ainsi de suite xam nañ ni yéey bi dafa metti et tout loolu moo tax ñu koy transformer en poudre nga xam ni mën nga ko mélanger su la neexee sa meew sa thé wala nga koy mëq noonu sax c'est très agréable parce que c'est légèrement sucré effectivement wala nga koy mélanger ak sa ndox waaye moom moo waxtaan bi bu mu neex ba nga fàtte ni ndiir c'est un excellent aphrodisiaque. nga ni ma pour les hommes et pour les femmes xam nga c'est très rare c'est rare nga gis un aphrodisiaque pour les hommes mu ni ma yéeyal nga tourné ni femme ma ni ko yéeyaale la donc voilà aphrodisiaque pour les femmes là en général c'est très rare ñu naan aphrodisiaque pour femmes. En général les gens disent tout le temps aphrodisiaque pour hommes ainsi de suite mais bii ni c'est un aphrodisiaque pour les femmes ndaxte jigéen bu koy utiliser di ko utiliser tout le temps da ngay dem ba doo am sécheresse vaginale il y a des femmes yoo xam ne dañuy wow xam nga wow baaxul sécheresse baaxul. moom foog muy tooy. daa day tooy di siit donc y a des femmes yoo xam ne dañuy wow duñu am excès duñu am lubrification dañuy obligé dem di jënd ay lubrifiant ainsi de suite soo koy faral di ko naan doo jënd lubrifiant parce que yow da ngay lubrifier naturellement ça va couler naturellement. D'accord loolu lay permettre daal. waaw day sécheresse baaxul ci dara. dëkk yu bëri li rey seen jur gi. sécheresse bokk na ci sécheresse moo ko indi donc baaxul fenn te aussi jigéen bu koy utiliser dafay wàññi frigidité c'est-à-dire y a des femmes yoo xam ne du ñu ressentir plaisir du ñu am benn bànneex suñuy sëy moo yaa ngi chronique ci suuf
donc je disais mu ngi wax lu ko neex ci ndiir bi donc dafay tax jigéen du frigide mooy jigéen yoo xam ne du ñu am plaisir jigéen yoo xam ne effectivement doo tooy doo am plaisir doo am envie nekk ak sa borom kër doo am envie am relation sexuelle ndiir bi soo koy utiliser dafay stimuler sa libido bu baax a baax nga xam ne yow mi monsieur su ñëwul sax yow yaay ñëw na ko kaay donc pareeguma ci ndiir également aphrodisiaque la pour les hommes la moo tax ngeen daan yëy gerte keem pour wayal waaw pour wayal man moom naturellement du ma yëy keem man naturellement du ma ko yëy donc suñu maam yu njëkk yi ak suñu tonton yi ak suñu nijaay yi bi ñu gënee nekk xale dañu leen daan gis ñuy teg seen gerte keem teg seen ataay di yëy peut-être on n'avait pas compris mais léegi jigéen ñi ñoo gën a parce que man ndiir gi ngay wax nii ak keem gi man je connais ci plateau bi fii ay jigéen yoo xam ne du ñu tàkkalikoo ak ndiir ak kemb seen complément alimentaire la daf lay yokk ay vitamines aussi en dehors de l'aspect aphrodisiaque donc daf lay yokk vitamine kilifa gu mag bu may message ni ma yaa ngi wax lu am solo mu ni boo ci mënee di dugal olof ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy ziar bu baax d'accord xam ban kilifa la Cheikh Mbacke Mboub waaw géwalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na solo lool ma koy wax olof thème bi da ko intéressé sànq am na benn baat sax bu ma lay laaj nu mu tuddati aphrodisiaque mooy la loo xam ne luy yokk ngóor rek thème bi moom thème bi da ko intéressé waaw mu ngi koy déglu wuy ma donc je disais bu njëkk ba nit ñi dañuy utiliser gerte kemb pour wayal nag moomoo foo ko déggee c'est parce que ndoxe na ñu koy faral tuuti n'est-ce pas moomoo man yow laay waxal ñëwal parce que maa ngi yëy di la dégluwaale yaa ngi yëy di ma dégluwaale xam nga li ngay wax nii dafa may jox envie may gën a yëy waaw yéen soo bëggee sax ma jox la nga mbaq su la neexee donc su ma demee defaral la ci lee nga naan alors je disais bu njëkk ba suñu daan def wayal gerte keem c'est pour wayal góor yi doon nañ ko daan utiliser ay termes la yoo xam ni code lañ ci def wayal nag d'après moi foo ko déggee c'est parce que ndoxe na ñu bëgg mu far ñu bëgg ñu koy wayal pour mu far donc ndiir bi su ko góor di utiliser également day tax mu am meilleure qualité de sperme c'est-à-dire maniou bi pour wax ko wolof maniou bi génne ci yow am na ñoo xam ne maniou bi normalul ni muy ndoxee yenn xeetu ndoxe yi xam nañu normalul donc sooy faral di naan ndiir bi wala nga koy yëy wala nga koy def sa jus wala sa meew dina tax mu gën a far dina tax maniou bi gën a far gën a baax vitamines yi gën a baax également kii la aphrodisiaque la chez les hommes boo xam ni dafay tax éjaculation précoce du la yëpp y a des hommes yoo xam ni prip dip doo gaaw wàcc daal prip dip donc à la place ngay utiliser yenn aphrodisiaque yoo xam ne du sax mat minute seconde lay doon 2 secondes men prip dip te loolu moom baaxul ci réew baaxul ci kër jigéen bu koy dund en général day gaaw a mer day ñaaw parce que tamit elle est pas satisfaite donc ndiir bi su ngeen koy utiliser yenn góor yi dina tax à ce que ngeen di gën a tenir très très longtemps et très naturellement à consommer nu mu leen ci neexee parce que c'est des produits très très naturels mën ngaa xëy di yey ngoon gi ngay naan ainsi de suite oustaz yaa ngi reetaan xam naa ni sa xel neex na wala ki ngay waxal également ki ci ginnaaw moom nee na MD ndiir am na problème ndiir fu mu ko rombati syndicat naka fees et pourtant ça coûte pas cher mais attention am na ay ndiir yu wow kongu mais am na yu frais yoo xam ne neex naa yu tooy yi koy jaay en général dañ ciy def ndox ci biir sachet bi sax waaw dañ ciy def ndox dafay tax mu gën a min nañ ko ñoom ñi mais am na bu frais boo xam ne même en dehors nga ciy def ndox tout le temps dafay frais boobu nag soo ci bëggee da ngay ñëw ci les astuces de Maya comme bii ma yëy waaw comme bii ma yëy waaw des na tooy nag bi conseil ñu leen ñuy jël ay li nga xam ne mooy gerte kemb parce que des fois di nga gis ñu ne kii maniwam dafa oyof alors que maniw bi mën na diis sax te du jariñ dara surtout ñi nga xam te dañoo am hépatite dama ciy gis benn cas da doon topp tout le temps di yëy gerte kem mais bi mu demee hôpital dañ koo xamal ne ko waratoo lekk lépp loo xam ne de dafa am gras donc loolu tamit mën ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. tout à fait nuisible. effectivement parce que des fois di nga gis kenn benn bourgeois toog fee dégg ndiir wala gerte kemb di ko yi te xamul exactement lan lay def ci santé. taxawaay Bintu Kane. daaw ñoo am problème yooyu ay dem hôpital ñoom ay ndiir la ñuy lekk les fruits sauvages les fruits naturels la ñuy lekk. ay sidéem parce que non boo seetee lépp lu yàlla wàccee ci ay ndiir ay sidéem ay solom par période
am na lu muy faj ci doomu aadama. Tout à fait. C'est pas parce que yàlla wàccew ko pour neen xaal day am période màdd am période mango am période ndiir am période solom am période dank lépp am période donc boo seetee période bu nekk li wàcc am na lu muy ak uul moom dafa am beneen effet secondaire bu doy waar boo xamante ne mooy loolu waaw ñoom siddéem Ibou Ndiima ngi koy wax gis nga yooyu ay siddéem Mali la ñuy wax ay siddéemu doom siddéem bu tooy donc loo gis lu yàlla wàccee par période am na lu muy faj ci doomu aadama. mais li muy faj mën nañ ko bañ a xam. dëgg la kat li muy faj par exemple une personne comme moi boo xam ne peut-être sobul mën na ko bañ a xam mais suñu chercheurs yi suñu biologistes yi nga xam ne ñoo ngi fi seen xam-xam màcc na ci loolu noonu ñoom ñoo war a def ay recherche par rapport ak suñu fruits sauvages yooyu ñuy wax balaa caaj ñu koy jox tubaab bi mu koy yóbbu réewam ñëw di ñu ko jaayaat pourquoi pas suñu chercheurs yi wax ñu li muy jariñ dëgg ñun ñu dem utiliser ko soo demee Casamance miel pur bi miel bu pur bi soo demee doo ko fa am chinois yi jënd nañ